adduna daa mën a war adduna daa mën a war na buur war na baadoola dunya war na ku baax war na waloor adduna war na sax ku nu ëppoon doole war na ku nu ëppoon xam-xam. di leen jaale si li ñu bokk metti na lool ñu bàyyi la nga présenté wu ñoo ngi ñëw si leeral.net def benn interview bu ndaw par rapport ak situation bi nga xamante ne xaw na fi wàllu accident bi. maa ngi leen di nuyu au nom du PDG Dame di leen nuyu itam au nom du groupe ñi fi nekk ñëpp muy journaliste muy technicien di wax rek ne li fi xew moom. ñëpp a ko gisandoo muy mbir moo xam ne ba léegi nii kenn mënu ko expliquer parce que suñuy collègues yoo xam ne ñoo nekkandoo woon fii di liggéey doon ànd guddeeg bëccëg ñu bàyyi ñu fii samedi dem couvrir la tournée économique du président donc bi ñu yëgalee dem nañu. ci ndogalu yàlla dañu ñàkk seen bakkan gannaaw ba ab l'accident mu nekk lu metti ay xale lañ te itam fii lañ daanaka tàmbalee seen carrière ñoom ñëpp ñu ñoo ko tàmbale non même génération donc mbir la moo xam ne daal wax dëgg yàlla laal na kër gi laal na presse sénégalaise laal na Sénégal yëpp. yëf yi ban heure la xew ak yéen noo leen ko yëgee. bon si lu ñu mën a jàpp mooy xëy na entre 9h 10h parce que rek si suba gi abu si yónnee na ay chapeau am na sax ñoo xam ne jot na wax ak ñoom appel vidéo donc bi ñu toogee tuuti ñu woo suñuy supérieur wax ñu ko nañu kat dafa am groupe leeral ñoo xam ne dañuy def choc donc on pensait que choc la mais. xëy na garaawul comme ni ñu ko foogee nii mais avec le temps suñu mbokki taskatu xibaar yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom daanaka sax ñooñu yëgal nañu am na si ñett ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan sur le coup am ñaar ñu blessé donc nouvelle bu ñu bett daal loo xam ne xaaruñu ko woon parce que ñi ngi doon déggante ak ñoom ba si guddi gi si suba gi. nekk ay jeunes di ànd ak. convoi présidentiel di ko couvrir di jox nit ñi la bonne information loolu bëgg la vraiment donc mbir ma la mu ñu bett moo xam ne bi mu ñëwee suñu kaw itam lenn rek lañ mënoon def mooy xam ne ndogalu yàlla bu soxlaa jaam bi mënu si dara donc loolu noonu la ndogalu yàlla la daal. gannaaw accident bi situation bi fan la toll est-ce que corps yi ñëw nañu wala ñëwaguñu blessé yi tamit est-ce que état bi jël na leen en charge. waaw alhamdulilah nag ñaar ñi nga xam ne moom dañu blessé sur le coup président dafa joxe ay instructions pour que avion militaire jël leen indi leen Dakar li tax sama guddee mooy dañ leen bëggoon a stabiliser ba pare parce que ku gis choc bi di nga xam ne lu metti la donc ñi nga xam ne dañu blessé moom dañ leen daal di jël en charge vraiment président joxe ay instructions démb si guddi la ñu agsi fii ñuy wax ak yéen ñu ngi si hôpital principal ñu leen di jël en charge corps itam dinañ agsi tey incha allahu rabbi levée du corps bi itam incha allah demain à partir de 10h hôpital principal lañ ko bëgg a defee incha allah. ñaar ñi gaañu est-ce que seen situation stable na est-ce que ñoo ngi am tan bu baax a baax parce que tamit loolu tamit nit ñi bëgg nañu xam ne est-ce que tane nañu bu baax. waaw alhamdulilah wax dëgg yàlla am nañ stabilité fi mu toll ils sont conscients donc am na sax ñu doon wax ne am na 4e décès loolu tam nekkul lu am xëy na information la boo xam ne ñu ko joxe peut-être information bi ñu leen jox baaxul ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dund ñu ngi tane doonte yëf yi metti na waaye wax dëgg yàlla ñu ngi si jàmm fi mu ne wax dëgg yàlla waaw. yan anam ngeen di organiser levée du corps bi. waaw levée du corps bi comme anam daanaka yi ñuy organiser levée du corps yëpp xëy na nag bii moom dina particulier parce que xëy na mën naa ne lu njëkk la levée du corps boo xam ne ñetti confrères ñoo ànd faatu waaye li ñu si mën a wax daal mooy incha allah rabbi 10h jàpp nañ ne comme ni nga ko waxee léegi organe de presse yi dinañ ñëw kilifa yi dinañ ñëw vraiment ñu njukkal leen
parce que itam jàpp naa loolu rek lañ leen mën a defal ruu gi mënatuñ koo indi waaye nag liñ mën mooy ñaan waaye itam delloo leen jukkal parce que comme ni ko borom xam-xam yi waxee bi ñuy liggéey la ñu faatu fekkuñu leen ñuy sàcc fekkuñu leen ñuy def naka su du noonu dañoo dem di liggéey ci seen liggéey boobu la ñuy ñàkk seen bakkan donc rafet nañ njort ci ñoom moo tax itam levée du corps bi itam 10 heures rek incha allah rabbi képp koo xam ne bëgg nga fa ñëw doon xam naa ñëpp duñ fa xaj sax waaye ñëw fa rek ngir njukkeel leen rek incha allah loolu noonu daanaka organisation bi moom noonu lañ ko kiyee daal 10 heures ñëpp daje fa incha allah delloo leen njukkal rek. gannaaw levée du corps bi corps yi fan lañ leen di denc. waaw xam nga nag am na loo xam ne daanaka seeni famille ñoo ko moom. li ñu mën a jàppagum daal mooy am na si koo xam ne moom fa seen ay mbokkam wax na nañ leen indi Casamance mooy cadreur bi Ibrahima Yoro Diallo abu si itam jàpp nañ ne Podor incha allah rabbi fa lañ koy yóbbu ñoom ñaar ñëpp ñuy préciser wax dëgg yàlla président joxe na ndigal ay avion yóbbu leen donc itam loolu itam ngir faciliter déplacement corps yi ki si des itam ñu ngi njortu ne. Touba lañ koy denc mooy Ousmane Ndiaye. Fallou ñu ngi lay masawu coono di leen di jaale groupe leral.net. waaw El Hadji Fallou Xuma la journaliste présentateur émission politique Jokko donc ñun itam ñu ngi leen di delloo njaal mi ndax itam yëf yi dëgg la suñ kaw la dal waaye si presse bi yëpp la dal ndax gis nañ wax dëgg yàlla presse bi ni ñu ànd ñoom ñëpp daanaka démb sax booy xool. ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci tournée économique bi bëri na si ñoo xam ne dañu suspendre seeni activité wax dëgg yàlla presse bi daal ñëpp wan ñu ne ñu ñëpp benn lañ wan ñu ne ay xarit lañ ay mbokk lañ bokk ak ñun naqar bi loolu nag lu rëy la si ñun wax dëgg yàlla parce que tam leeral tey jàpp naa ne kër la goo xam ne relation bu baax la am ak mboolem média yi suñu PDG bi tam relation bu baax la am ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen kër yi donc vraiment gis nañ taxaw bi di ko rafetlu di ñaan yàlla ñi nga xam ne itam ñooñu dëddu suñu borom teg loxo ci seen famille waaye itam alhamdulilah PDG gis nañ ndogal yi nga xam ne jot na koy jël kenn ku ne mu daal di lay jox benn million ngir ñu waajal yëf yi ça n'a rien à voir ak yi say topp loolu pour waaj yëf yi rek la wax itam na famille yi nga xam ne ku nekk ka la gën a jege pendant une année moom loo xam ne moom dina koy assurer di la ko jox donc loolu lu ñuy rafetlu ndax ñi fi jóge moom mënatuñ leen a fay ndax dañoo liggéey wax dëgg yàlla ba wàcc. man la Pa Omar Gueye technicien à Leral TV quoi. Pa Omar ñu ngi leen di jaale bu baax a baax mu am 3 décès yoo xamante ne da nga tàmm di liggéey ak ñoom. sa rapport ak ñoom ak yëg-yëg bi nga si am ak yëf yi bi muy amee daal. d'abord di leen jaajëfal gis nañu solidarité bu am si presse bi dem ba tey yéen ni masu quoi. mën naa wax ni man bokk naa si ñu gën a nekk en contact ak ñoom parce que durant voyage bi yëpp mën na ñoom di déggante bu ñu mujj dem avant ñuy dem déggante nañu ba démb rek avant soog bi noonu 1 heure de temps avant soog bi dégg nañu par téléphone. man doon waxtaan ak Abou si maanaam sa élément yi bëri na di ko tooñ vraiment ñun ñokkoon ay jàmbaar ay gars yu bëgg liggéey. Abou si rek keroog ñooy toog di programme mu ne ma tabaski bi man a yow ñoo fi des parce que il faut que ñu def jour tabaski mais man su amu ko def man je vais me sacrifier toog pour def tabaski quoi xam na ko liggéey bi jaral na ko kii maa ngi koy tooñ bëri démb rek di ko woo téléphone ni ko naka kii mission bi nu mu demee naa affaire yooyu noonu chaque jour may déggante ñoom yàlla def na soog bu mu amee mën nañu njëkk a woo fii nii man maa ko njëkk yëg ñu woo ma gëw ma ko après keneen woowaat ma confirmé ni ma effectivement soog bi am na te il y a 3 morts quoi boobu moom instant yi day tëdd sax les mêmes seen ay image mooy ñëwaat nii quoi vraiment métti na trop mais sant yàlla quoi xëy na yàlla ñu la ko bëgg ñoom suñu xamoon ni suñu demee duñu fay des kenn du dem xamoon ni daan dem te bokk naa si ñu leen jégal trop sax trop billaahi yàlla xam na ko. man la Babacar Diop nekk correspondant Leral TV Leral.net à Louga. yow mi nga xamante correspondant nga yëf yi nan nga ko yégee ak noo ko dundee. vraiment man bi ma ko yëg démb dama toog sama bureau maintenant bi déglu rajo juste pourtant même pas ay 11h maa ngi woote jotuma kenn ma dégg accident ma ko non je sais pas automatiquement ma woote ñu wax ma xaw ma sax lu may wax presque sama bureau laa fanaan bi may ñëw mënu ma dawal dama wàcc dama jël oto ñëw
depuis démb mënuma dara nelaw foofu mais nag dañuy delloo lépp ci loxo yàlla moom bu soxlaa ko soxla da ngay ñàkk di leen ñaanal rek ñu àggalee seen ndaw ci àjjana fi daw si daal di leen ñaanal di jaale seen parents ay ndaw lañ woon yu bëgg li ñuy def xamante wuñ lu bari ñu waxtaan toujours au groupe parfois Babacar am nga élément am naa élément envoyé ndeysaan mu doon ñu baax c'est sûr ñu doon ñu baax mosuñoo gisee nag au téléphone rek li ñuy wax ñoom ñëpp yoroo ñoom ñëpp fi la ma fekk ñoom ñëpp lan la ma fekk ñu nekk benn famille daal boo xamante ni si bu suuree boo xam ne boo fi ñëwoon tey da ngay mel ne tey ñëpp bokk ndey bokk bàyyi souvent damay ñëw dugg génn benn lay daal faafa naa dugg génn mais vraiment daal ma leen di ñaanal yàlla xaaral àjjana ci àjj ñuy gën a kawe loolu vraiment man amatuma lu may wax vraiment. Moustapha ñoo ngi lay jaale yow ku xam leeral ñu xam Moustapha dafa yàgg si leeral. ak sa yëg-yëg daal si décès bi. waaw en fait am nañu yëg-yëgu naqar ak yëg-yëgu tiis moo ñu animé ba ñu yëgee ni suñu ay ñetti collègues yi nga xamante ni chaque jour yoo naan nekkandoo fii au niveau de leeral génn àddina ci ab accident waaye delloo lépp suñu borom daal di sant ndax yàlla moom lu mu def lu ne amaana moom moo xam waaye lu ñu ci mën a wax rek mooy suñu gën si liggéeykat yi la ñu ñàkk ay jàmbaar dëgg ay liggéeykat ñu am engagement détermination ci liggéey bi parce que boo xoolee Abou Sy pratiquement moom moo daan gérer rédaction bi fii moo daan coordonné objectif am principal moo daan fexe ba journal bi réussir xam nga yitteem yëpp mooy journal bi réussir donc chaque fois dañuy wax cuun yaay def revue de presse xam nga yaay def lii tellement que ñoom dañu amoon yéene ci leeral waaw yéene guñ ci amoon yéene gu jéggi day dañu amoon ci boîte bi waaw ndax yoro tournée day am sax national muy porté volontaire te barki dem la jógee Ziguinchor ànd ak Zara Iyane Thiam pour wax rek maanaam que moom dafa amoon benn amour ak benn rigueur ci liggéey bi waaye li ñuy wax rek moom nañu delloo suñu borom sa daf ko ak cant rek waaye xam ni daal leeral ñàkk na ñu gën ay liggéeykat ay jàmbaar ay borom passif ci liggéey bi franchement presse bi yëpp ñoo ñàkk ndaxte bu ñuy dem si seen reportage si terrain bi dañu wàccee liggéey loolu day wane ne rek maanaam seen degré de détermination ci li nga xamante ne moo di liggéey bu leen lié woon ak Leral TV. rédaction bu semtv.info si sama tur ñoo ngi la koy jaale yow sa bopp Moustapha ñoo ngi koy jaale Dame Dieng yal na leen yàlla yaram xaaree leen aljanna. jërëjëf ndax li ngeen def rek geste bi dafa rafet lool wax dëgg yàlla ndax tamit presse bi ñoo ñàkk su ma xoolee Idrissa Sène rek moom tamit mu daan partagé ñoom terrain bi xam na leen bu baax donc c'est toute la presse qui est en deuil daal jërëjëf.